aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi safoo Malikia TV dellusiwaat nañu am mbégte teew ak yéen ci seen biir émission jamonoy tey ci nuyoo gi nag ñuy jiital sunu kilifa diine sëñ Babacar Mansour macha allah Seyda af sama boo ko waxee rek xol bi day sedd kon di jiital ci sunu nuyoo sëñ Babacar Mansour di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam te mottali yéenam ci bi mu am ci xilaafa gi di àggale également nuyoo bi sunu kilifa diine yi sunu kilifa aada yi ne ci réew mi yëpp ak kilifa réew mi waaye itam kilifa kër gi di Haj Matar Ndiaye waaye xam ngeen ni jamonoy tey duma ciy wéet dama ciy faral di feggoo saa su ne sama ñaari xarit yi njëkke ko ci sunu càmmiñ muy taaral saa su ne sunu jotaay Chérif Cissé nuyu naa la. lay dellu ziar. macha allah. tey nag Chérif damaa njëkkee ci moom parce que damaa bëgg mu nuyoo Chérif day bëgg ñu koy yóbbaale. waaw Chérif nuyoo. waaw man de xam nga dañ di bu mbooloo dajo. bu kenn nuyoo nuyul na mbooloom yëpp. boo nuyoo mbooloo bu kenn su mbooloo mi fayal na mbooloom yëpp. kon nag boo leen nuyoo rek day mel ni man nuyoo na. kon Chérif bii la ñuy mayaat ndax boo waxee balaa mbooloo du commencé nag boo dee ñaar. waaw nit. waaw wéttal la. bu tàmbalee ñett rek mbooloo taxaw na. mbooloo taxaw na macha allah. mbooloo taxaw na macha allah. waaw kon Chérif kontaan nañ ci nuyoo bi. voilà bu ñu paree ngubbil ma buntu bi nag incha maa ngi allah dellu si yow Seyda nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Aminatu yaayu nabi alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ne bu dul woon ak moom lii lépp du xew. dëgg la macha allah sallallahu alayhi wa sallam. aouzu billahi samiil alimi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayiduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokki julli di ñuy seetaan fii ci seen télévision Malikia TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wàcc seen wàccuwaay di leen nuyu lu bare yéen ñi safoo seen émission jamonoy tey nga xamante ne macha allahu taala duñ leen wax lu dul ay actualité loo xamante ne dina leen mën a jariñ dina jariñ askan wi yépp ndeysaan macha allahu taala di nuyu nag suñu xalifa général ba ca Tiwaawan di Serigne Babacar Sy Mansour feggoog ay rakkam ñoom Pape Maodo Sy ñoom Pape Serigne Mbaye Sy Abdou macha allah ñoom Papa Mansour ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak seen mbokk mu baax ma la ca Touba di seen wëllëre macha allahu taala di seen mbokk bu baax a baax di sët maam Ahmadou Bamba boobu di sëñ Muntaxa Basiru di xalifa général des Mourides di nuyu sëñ Mas Abdou Xaadir ñoo ngi koy wàcc waayam soxna Amina macha allah sunu xalif bu baax boobu di xarit ci sunu sëñ Babacar Sy Mansour macha allah ay wëllëre yu yàgg macha allah Seyda balaa ñuy tàmbali rek ci buntu tey bi damay daal di joxe numéro commercial wu Malikia TV pour ku bëgg a jokkoo ak ñun rek indi fi say produit ñu fësal ko ak yeneen i façon baax dama leen di jox numéro bi jël leen 33 la 832 66 44 kooku mooy numéro fixe bi bu dee numéro portable bi da ngay daal di jël 77 608 65 81 ma baamtuwaat ko 33 832 66 44 ak 77 608 65 81 Chérif ubbil ma buntu bi ma dugg. waaw soxna Amina. naam. tey moom dañuy bëgg du waxtaane loo xam ni. lu daw yaram la. lu yéeme la daal. waaw ba nga xam ni wax ji jib na. mais wàccagul. maanaam mooy yàq ëmb. am na ñuy wax yàq biir. yàq ëmb. daanaka benn la. nit ñi nag dañ si wuutu. wute si lu bare. ci lu bare. waaw ndax ñun Sénégal 95% ay musulman lañu. 5% ay catholique lañu. mais diine yi ñoo ci bokk daanaka benn gis-gis. dañuy wax sax ne diine sax catholique ñoom taxawaay gun ci am taxawaay dëgër laay gun ci radical sax. diine l'islam amu ko ci. bon mbir nag balaa nga koy xam da nga ko am noo koy tudde ba pare. waaw tudde bi nag dañuy wax ni suma avortement médicalisé. wala ñuy wax IVG interruption volontaire de grossesse. tout à fait. nit ñu bare seen xel dafa leerul su mbir mi. ci mbir mi.
bon boo jàppee interruption volontaire de grossesse dafa nekk maanaam ay docteur ñoo koy def dañ koy def su benn anam daal moo tax ñu koy gën faral di def mooy bu ñu xalaatee ni bakkanu yaay ji mën na see rot buñ koy def Sénégal am na ay conditions yu ñu koy defee dana am ñetti docteurs yi nga xam ni bokkuñu ñoom ñooy war a joxe avis ni maanaam bakkanu yaay ju nar a wasin buñ ko dindiwul buñ ko yàqulee biir bi bakkanu yaay ji war na see des bu ko ñetti docteurs yooyu itam boolee attesté war na demaat ordre des médecins ñu valider loolu pour ñu may la nga def interruption volontaire de grossesse kooku IVG la nga wax cas particulier la léegi nag avortement médicalisé mu nekk bitim réew comme Sénégal am na ñu bare ñoo xam ni dañ ko bëgg nañ mu am ñu nekk su wàllu diine si kaw bu amee viol wala inceste maanaam bu ñu sàkkoo koo xam ne du si coobare boppam wala koo xam ni waajuram daf ko sàkku ba ëmb am si donc ñu bari sax ñu koy défendre dañ ne doom jooju bu juddoo kenn du xam nu koy tuddee kenn du xam fu ñu koy féetale dëgg la parce que du lu nit ko bëgg du lu nit ko sàkku dëgg la léegi nag diine l'islam daf si am ay atte xam nga diine l'islam am na ñeenti ngir yi nga xam ni Shafi'i Hanbal Hanafi ak Maliki bon su ngir yooyu nag ñun Sénégal yàlla dimbal nañu daanaka ñu fi nekk ñëpp muy murit tijaan laayeen ñëpp su benn ngir leen dem mooy Maliki dëgg la bon su ñoom lu nu wuute mooy su li nga xam ne nekk na si biir ndey bi ñaata ay diir la fi nekk diine l'islam su cosaanam day fay wax ni bu amee ñeent fukk guddi ak ñaar su ñeent fukk ak ñaareelu guddi bi suñu borom dana jël ruu def ko si biir boobu loolu nekk si biir ndeyam 40 la 42 jours 40 waaw ñi 40 ñi ñor 42 jours ay wuute daf fay am léegi boo xoolee su ñaar fukki fan ak ñaar fukki ak téeméer ak ñaar fukk bés bu amee itam cër yi day commencé formé nit ñi nag dañuy wax ni est-ce que diggante boobu fan la ñuy jàpp ni loolu nekk si biir bu doomu aadama la bon diine l'islam xam naa day jàpp ni ruu moom bu xasee ba dugg rek doomu aadama nekk na ndax dootul du yàpp ni dindi nga xam ni loolu presque pour camper débat bi foofu la ne mais su ngiru imam Malik ñoom dañuy wax 40 jours ñuy wax 42e jour mais daanaka sorewul mais su loolu dañuy wax ni ruu dañu si dugg boo ko dindee rey nga nit la koy indi nag ak la siy topp bu demee ba si biir daan ko gën a leeral incha allah mais ñu def différence daal entre IVG interruption volontaire de grossesse nga xam ni kooku bakkan yaay ji la ñuy jéem a dañuy sauver ak loo xam ni itam maanaam dañ ko mais médicalisé moom yëpp docteur yi ñoo koy def mi ngi noonu incha allah mi ngi noonu comme mbokk yi ñuy seetaan di ngeen ko comprendre léegi Cherif Cissé campé na débat bi kon tey li ñu fas yéene waxtaane mooy lan moom mooy avortement médicalisé te boobu ba léegi coow li mel ni tulleeg maali ñu war ko lewal biir assemblée nationale ñenn ñi ne war nañoo ko voté loi boobu ñenn ñi ne waruñu ko voté surtout nag ñi nga xamante ne dañ ci sóor lool position islam moo tax tey jii ñu fas yéene rek naam sunuy xam-xam soriwul torop Seyda Aïda wala am na boog ci réew mi ñu ëpp xam-xam ñoo xam ne ñu ngi toog di ñu déglu voilà waaye dañ ciy indi sunu xalaat voilà bu ko defee incha allah ñu xool rek nan la ñuy def ba nga xamante ne ñëpp dinañ ci gis njëriñ Seyda Aïda Cherif wax na ko léegi mën nañ ne avortement médicalisé man damay jàpp ne yàgg na fi ci réew mi parce que ku dem ba nga xamante ne da nga am problème da nga am problème mu santé ñuy xool laam-laame est-ce que bu ñu bàyyee ëmb bi mu wëyal sa dund mën na cee
mën na ci sa bakken mën na ci rot. ñu xool kon nan la ñuy defee interruption volontaire boobu mooy IVG bi. loolu ku koy def médecin moo koy faral. di def kon loolu dañuy naan question wu avortement médicalisé yàgg na fi am. la question ne se pose pas à mon sens. du dëgg. même bu fekkente ne tam yow da nga jël ëmb ci anam bu la neexul. moo xam dañ la violé. wala moo xam xëy na da nga nekkoon ci lu la neex ba jël ëmb. même boo dee avorté également da ngay dem seeti médecin. donc loolu itam dañuy naan avortement médicalisé la. ak nu mu mënti demee avortement médicalisé la. kon kay xanaa kay lan la ñu war a wax yaa Seyda. mooy tey jii médecin yi li nga xamante ne bañ nañ ko mooy avortement clandestin bi. du dëgg Chérif. wala ma bàyyi yaa Seyda àddu ci. avortement clandestin bi mooy ki nga xamante ne yow yaa ngi war na lor. léegi nag bëgguloo xëy na sa famille yëg ne da nga war na lor nga dem làqu ji. di ko bëgg a yàq. ci te fekke demoo ci médecin. dëgg la soxna Amina xam nga war na lor macha allahu taala loolu lépp mbiru yàlla la. ndax am na ñoo xamante ne dund nañ ba génn àdduna. te mosuñoo sax jël ëmb. dëgg la te sëy nañ ba macha allahu taala ku nekk yàlla dogal nga suul sa borom kër te loolu lépp amul. kon doom mbiru yàlla la. yàlla moom mooy dogal doom nit war koo am waaye nag bu fekkente ne yam nga fa nga war a yam def nga li la yàlla sant bàyyi nga lim la tere. lépp teg nga ko ci yoon lépp ci yoon lay doxe ndax bu dee diineel islaam kat lu ñu wax dangay téye sa bopp ba am sa borom kër buñ la ko joxee nga jur ci njabootu barke waaye nag neewuñu la ngay dem di def lu la neex di dugg ci lu la neex ba pare nattu dal la nga wëlbatiku daal di ne xaaral ma dem ci médecin ñu dindil ma ko képp ku ko def rey nga bakkan jullit bu ko def dangaa rey bakkan mooy ki nga xamante ne moom dafa nekk ci lu ko neex di nekk ci lu ko neex waaw waaye nag bu fekkente ne man lii ñuy jël léegi di ko wax naan ay avortement médicalisé man day xaw ma ko diineel islaam da xamul loolu xamu ko waaw yaa Seyda xam nga nee nga ku topp sa nafs waaw ba jël ci ëmb nga avorté rey nga bakkan waaw léegi comme ni Chérif wax léegi ki nga xamante ne xëy na dañ ko forcé ba mu jëlee ci ëmb wala ki nga xamante ne xëy na am na kilifa gu matadi ci kër gi li ñuy wax inceste mooy papa xëy na bu sàkku doomam wala ndijaay wala genre yu demee noonu léegi ba kooku jël ci ëmb kooku est-ce que ban taxawaay la islam di am ci côté avortement waaw xam nga côté boobu man avortement bi sax laa xamul mooy lan benn avortement mooy nga arrêté ëmb bi waaw nga arrêté ëmb bi dindi ko tuur ko dem ci médecin ñu tuur ko waaw loolu moo dul dëgg xam nga lan mooy dëgg yow mi kilifa gi nekk ci sa biir kër yor sa njaboot waaw ak njabootu jaambur yuñ la jox nga am mat goo xamante ne waroo jël sa bët jël ko li nga xamante ne sa doom jël joo xamante ne sa doomu geño la wala muy xale boo xamante ne nekk na ci biir kër gi xamul dara waroo topp sa nafsu bakkan waroo topp sa bànneex bakkan ba yaa ngi macha allahu taala yàlla may na la koo xamante ne sa soxna la mi ngi ci biir kër gi yaa ngi ak moom lan mooy jël sa bët ak naka ngay sàggane ba seytaane di la mën wala ngay topp sa nafsu bakkan bay dem nag ci xale yi ne waxantuma la ak sa doom nag xam nga am na sax ñu naan feebar la am na ñoo xam ñi ngi naan kii tayu ko waaye gis nga Amina ñu leen waxante dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yéefare ñëwee ni ko dañu laa gëm te du dëgg ci ñoom ngëm googu du dëgg ci ñoom yàlla ni ko carrément ñii waxuñu dëgg waaw liñ lay wax dañ lay trahir ay naafeq lañ gis nga nit ku baax loolu mosul xew démb ci suñu jamonoy maam ya mosoo dégg suñu maam ya kuñ doon wax naan kii kat
sàkku na doomam wala sàkku na xale da ngay gis sax koo xamante ne dañ koo jox doomu jàmbur ci biir kër gi mu def ko comme ay doom di ko xoole bëtu doomam waa macha allahu taala gis nga lii xew léegi ci réew mi Amina ñun day xamuñu ko diinul islam daal xamul avortement médicalisé xamu ko ak lu mu mënti doon xamu ko te defloowu ko kenn te neewul kenn mu def ko te it du ko nangu ba ilaa yawmi diini xam nga lan mooy dëgg yii ñuy def nii naan bu fekkente ne yow dangaa dem ku mel ni xale bu tuuti la bu jëlee ëmb dina mën na cee ñàkk bakkanam ñun xamuñu loolu. waaw mais yaa Seyda du tere quand même. xamuñu loolu. mais loolu am na. am na ñu koy def. am na yaa Seyda parce que bu bakkenu yaay ji taxawee bakkenu doom bi taxaw foog naa ni ñu sauvé rawle yaay ji. gis nga ëpp avantage. waaw lii ngay wax nii loolu dafa dal sax yaay ji dina mën a juraat. wuyu ma lii moo gën mu joxe. gis nga lii nga wax nii ñun kaa bu mel noonu am na fu mu ñu dal ci ñu xam. waaw parce que booba xale bi dem na ba nga xamante ne war naa mat a judd booba yaay ji feebar na feebar boo xamante ne tension da koo dab bi médecin yi ñëwee xam nga bu leen neexoon def lu leen neex. waaye dañoo am maandu te laaj famille bi. ni kii kat dem na foo xamante ne suñu maytuulee yaay ji mën na ñàkk bakkanam ci lii ko dal te kooku dafa am jëkkëram di sëy da koo teg ci yoon. ci yoon la ko teg ba ñu ñëwee ñu daal di ni tension bi élevé boo xamante ne vraiment bu ñu sàgganee soit comme xale bi prématuré la matul normal. léegi ñun dañuy laaj yéen la ñuy laaj. soit famille bi la ñu laaj ni ko ñu def lii wala ñu def lii. famille ba nangu loolu. famille baa ko nangu ngir mën a sauver yaay famille bi dañoo nangu ni nañu sauver yaay ji. loolu la ñu nangu. d'accord kon ñooñu du dañoo rey bakkan. d'accord du dañoo rey bakkan parce que li ñu def dañ koo teg ci yoon boo xamante ne dañoo laajte dañoo ñëw daal di laaj borom këram daal di ni ko ndax ñu def lii wala ñu def lii yéen a xam. waaye nag soxna Amina gis nga borom bi subhanahu wa taala nee na nit ki mu gën a fonk ci doomu aadama yi ndax nee na fii kuntum xayra ummati uxrijat linnaas taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar mu ne yàlla fonk na ci doomu aadama yi nga xamante ne lépp lu baax loo xamante ne solution bu ñu mën a ut pour lii baax da nga ci taxaw. d'accord waaye doo sàggan daal di ne xaaral ma def rek li ma xam comme li Chérif di wax toujours. li ngay def toujours nañ ci am xam-xam ba mu jeex tàkk. dëgg la ba fa nga mën a yem. dëgg la yàlla ñi mu gën a fonk ci doomu aadama yi mooy ñi nga xamante ne dañoo xereñ. di def loo xamante ne dañ koo teg ci dëgg ak yoon. waaye na nga tere lépp lu bon loo xamante ne ñi ngi koy def te day indi loo xamante ne day yàqam réew. dëgg la l'islam du mës a taxaw ci loolu te du ko nangu. ok Chérif fi mu daanelee foofu laay jëlee ñëw ak yow comme ni ma ko waxee rek avortement médicalisé. Seyda nee na islam xamu ko mooy islam nangu ko liñ ci jublu ñun ñu koy def mooy ne que sauver xëy na une vie mooy bakkenu yaay ji sauver ko am yaakaar ne moom mën na juraat loolu moo tax ñuy def avortement médicalisé mais Chérif bu ñu demee ba nga xamante ne avortement médicalisé bi xëy na li mu mën a indi ci ay loraange moom mooy ëpp n'est-ce pas. mooy lan xëy na si ni ma ko mën a waxee dañu bëgg a yoonal rek mooy ubbi nañu buntu xëy na fo ku mu neex lu la neex nga def. boo ci jëlee dara may nañ la buntu pour nga dindi ko de façon légale. waaye est-ce que kon loolu nekkul dañuy flouer nit ci rek waaye wax ji du question avortement médicalisé waaye xëy na ubbi buntu la. waaw xam nga soxna Amina damay njëkk wax li nga junj tuuti après ma ñëw fekk ci
Seyda ndax fii moom kii day woy kii da aw ndax da nga wax affaire clandestin. macha allah. Sénégal mu ngi ci recensé 50,000 avortement clandestin. clandestin. 50,000 par at. macha allah. 50,000 ak benn 51,000 te loolu foo déggee ñu natt loolu rek lu nu xam ak lu nu dégg lu nu xamul ñoom mën ñu ko xayma. mënuñu ko xayma. lu nu xamul mën ñu ko xayma à peu près sur lu nu xayma xam nga loolu ça pose un problème. ça pose un grand problème ci dëkk bi ñu nekk. loolu dama koy xaw tollaleeg problème mu prostitution nga xam ni l'islam daf ci d'accord si lu mu d'accordul donc carnet sanitaire du si d'accord. waaw léegi carnet sanitaire ñuy jaay seen bopp te majeur. am nañ ko mën nga ko dem chaque weer walla ay diir nga dem ñu def consultation ñu xool ndax amoo benn feebar buy wàlle su ñaar nit ba ni séq mais le danger léegi fu mu nekk ni le problème aussi boobu maa ngi doon waxtaan ak benn sage-femme mu ni seen problème bi sax nekkul foofu léegi xale bu mineur bu jigéen. waaw boo xam ni matagul. même bu bëggoon jaay boppam warul am carnet sanitaire te léegi constaté nañ ko xale yi nga xam ne amuñu majorité lu ñuy jëflante su séqante ñoom seen biir. mag ñi sax defaluñ ko. dëgg la te lu may faral di ko wax bés mu nekk Sénégal bu nu fàtte ni 16 millions d'habitants lañu. 16 millions d'habitants yi genn wàll gi benn xaaj bi amuñu ñaar fukki at. bu na nee amul ñaar fukki at nag maanaam dañ lay wax ni ay 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans. sa 8 millions yooyu nga xam ne am ñu ñaar fukki at jigéen ñi sax ñoo ci ëpp te jigéen dañ koy considérer comme une personne vulnérable. koo xam ni bu góor taxawoon ak jigéen lañ war a njëkk a protéger. bañ nañ ko sax des fois comme dama kii woon port bu lab amee sa gaal. waaw dañuy xale yi d'abord. waaw jigéen ñi lañ ci tegu topp ci. góor ñi tegu ci. mag ñi nag duñ jiital mag ñi balaa góor ñi. waaw mais su bu nooy xale. ak jigéen. ak góor. si jigéen ak góor mag moo si kii xale mooy jiitu mais booy taamu ku mag ak ku ndaw ku mag ngay njëkk kile parce que moo gën a néew doole. d'accord. après ñu ni le commandant en dernier. waaw maanaam man damay faral di wax bu may yéeg si bato ànd ak ay kilifa damay wax dama nga nuyu commandant bi. bato bi ndax yéen ñaar boo leen desoon benn bakkan war a dem bakkanam mooy des yow sa bakkan jóge ndax dañuy wax le commandant en dernier koo xam ne nag bu fekkee jàmm jeex na. bakkanam des yow sa bakkan yow nga dund war nga ko jox cër ndax moo lay yóbbu si jàmm la dellu si jàmm loolu benn jàdd rek la woon pour wax nag ni le problème qui se pose mooy avortement clandestin. avortement clandestin dañ koy def foo xam ni amuñu environnement médical. ça c'est vrai. day mën a nekk benn koo xam ne mu ngi liggéey. waaw su hôpital du ma tudd sax benn. day am tuuti notion rek xëy na waaw am na ñi nga xam ne tax dañ nekk garçon de salle yàgg hôpital. ba mujj mën piqûre. dëgg la. mën dugal perfusion gis yu bari fu ñu koy defee. dëgg la. ndax lu ñu sol blouse sax. waaw ñu mujj. dañuy am tuuti des fois notion dañ leen rek di wooye seen koñ docteur fekk garçon de salle la noonu. ñoom it ñu mbubboo loolu. ba di def naka su dul noonu. yéen tax gis nañu sa actualité koo xam ni mu ngi doon jege ministre de la santé te faux docteur la woon nekkul woon docteur. ñu koy tudde docteur. muy bind ay ordonnance di def ay acte kon nga xam ni loolu day am donc 51,000 yooyu nga xam ni par année. te xëy na lim bi matul loolu mooy poser problème loolu moom mooy poser problème. Seyda dafa wax sànq ni parce que ba muy wax sax gis naa muy waxee àll. waaw ni kilifa bu nekk si kër warul nangu nii mais nit ñi bari dañuy jaawale kilifa ak njiit. nit mën na jiite ak kër. te fekk matul kilifa dëgg la. ndax sëñ Abdoulaye Mbacke yàlla na yàlla yokk leer dafa daan wax ni jub dañ koy séntu su tali. wante su doomu aadama la gën a baax. nee na dal dañ koy séntu su ndox
wante su nit la gën a baax. macha allah mu ni woy mat dañ koy séntu xar tabaski wante su nit la gën a baax. mu ni woy dañ koy séntu su meew. mais su nit la gën a baax. da ngay gis loo xam ne nekkatul meew. doonagul soow. lu weex la kenn xamul noo ko mën a def. donc dama la bëgg wax ni. nit daan ko tuddee dara. te fekk matu ko. te lu ñàkk nag nit defar nit ku defaru. lu xew su àddina. lu xew su réew loolu moo ko indi. dëgg la. te mag ñi njëkk ñi comme nu doon wax sunu ba ni tàmbali suñu waxtaan yi. xeex bi nekkatul ñu defar réew yi defar tali yi defar ay RPG defar ay autoroute péage. wallaay xeex bi dëgg Sénégal bu nu amoon or am diamant am zircon am gaz. te defarul nit ñi Sénégal fa nu jëm ñi ñëpp kenn du si mucc. ku def ak ku defal ñoom ñoo si bokk. te loolu nag muy poser problème bu grave. ay du yom copp borom. problème grave je pense que aujourd'hui éducation. ak yar gi ñëpp si war a sóobuwaat. mu nekk sunu sëriñ yi nga xam ne lan ci xam. ñun xam ñu ko si. comme na ñuy wax rek ñun dañuy foraatu lu ñu xam su magu démb yi nun ko doon doxale ak nun ko gisee woon. lu ñu si jot a for du ko sédd. léeg-léeg sax buñ ko indi du mat. wante genn wàll kasara moo gën kasara lu ñu si forte mu amal ñu njëriñ moo gën loo xam ni amaluñ ko. problème mu nag diine l'islam dafa am situation yoo xam ni moom lu ndax dafa am compromis ak compromission. daf si dul jéem dugg. avortement su boppam la reconnaître. islam moom xaraamal na ko moom leer na bu dee na la sàkku muy viol wala inceste mën na bu xale bi juddoo ñu jël ko bu ko yaayam wala waajuram nangul ñu xool ñu yóbbu ko su orphelinat wala ñu xool ko nangu mu jël mais rey bakkan su noonu tolérance bi nag moo di bu nit des fois dañ koy gis da ngay gis sax nit gaañu fekk doom ji ñu opéré ko doom ji ñu juddul ko fekk waajuram gaañu na fekk doom jaa ngi dund ñu opéré ko génn doom ji mais comme dañuy jàpp ni yaay ji itam yàlla mën na ko defaraat yeneen njaboot ñu sauvé yaay ji diggante ñaari bakkan il faut nga am boo si tànn dëgg la comme sànq lu ma doon wax rek affaire bato bi diggante xale ak mag xale la ñuy tàmm diggante góor ak jigéen la ñuy njëkk sauvé diggante mag ak xale la ñuy njëkk sauvé yow mu nekk commandant bato bi nag yaa mujj bu fekkee mën yàlla sauvé na la baax na mais bu see ñaari bakkan dese ñoo dem nga xam ni nag foofu la problème posé wu kon dafa am lu leer si bopp nit nga nekk musulman diine l'islam avortement médicalisé autorisé wu ko mais il faut que ñu def tuuti différence entre avortement médicalisé ndax cause de viol wala d'inceste wala yow nga doon topp sa bakkan ba loolu dal la te bëggoo ko garder wala am ku la nangam ak kii IVG loolu kooku acte médical la. acte médical dafa mel ne yow ñu xool ni sa loxo bi. yàqu na. buñ ko bàyyee mu yàq sa benn ñu dagg ko. dëgg la. ñu dagg ko pour sauver sa yeneen. mooy li ma doon wax sànq. moo tax ma ne. avortement médicalisé en réalité yàgg na fi. parce que dañ ko def dans un cadre légal. voilà c'est accompagné par les médecins. waaw te bu boobaa dañuy xool. lan mooy choix bi ñetti médecins. te dañuy xool choix bi mi ngi fi. on sauve ça. waaw au détriment de cela. ñu sauver yaay ji voilà pour may ko mu dund am na chance amaat beneen doom loolu moo tax ñuy def avortement médicalisé. waaw mais da nga koy tuddee interruption volontaire de grossesse. mi ngi noonu te loolu non seulement day am ñetti médecins yu wute yoo xam ne dañ ko bind. mais ordre de médecin sax normalement war na si jox validation. mais comme nu may wax ni le problème qui se pose mooy avortement clandestin. yu bëri yi. deuxième problème bi lu ñu doon wax léegi à Seyda. am na ñoo xam ni seen xel moo nanguwul ne ku sa bàyyi sàkku ba nga am si doom kenn xamul ku doom jooju nu nga ko mën a tudde ndax doom jooju day nekk sa rakk ba pare nekk sa doom wala lu muy doon nekk sa bàjjen. loolu la waaw doy na ndax kenn xamul noo ko mën a tudde
day nekk sa rak day nekk sa doom nekk sa rak nekk sa bàjjen. dëgg la. loolu mooy am problème moo tax man sama xalaatu bopp émission bu ñuy def nii war nañ ko valoriser ndax aspect éducatif bu muy indi ak du wax ci affaire u jamono mag ñu ndëkk yi nangu nañ ko maam sëñ Tuubaa dafa ni boo jeexalee téere diine te jàngoo téere àddina itam nee na matoo wéetal matoo conseil dëgg la dégg naa sax su waxtaan sëñ Babacar Si dafa doon wax ne téere diine téere àddina moo ko tungóom bu loolu day dugg sa pax boo xam ne dafa génn boppam dëgg la donc war nañ waxtaan affaire diine war nañ waxtaan affaire àddina man dama dul d'accord sax ñu wax ni àddina du dara àddina dara la ndax yoon la booy jaar pour dem alaxira boo fekkee da nga bëgg dem àddina yoon la yoon nag dara la c'est que àdduna du dara waxin la olof la waxin la waaye àdduna rek kay dara ndax àdduna fi nga mën a ëllëg pour ëllëg fi ngay defaroo fi ngay defaroo wala fi ngay liggéey sa ëllëg ndax ku xas ba dee jeex na te defar amul liggéey moo gën a yàq dëgg la léegi nag diine l'islam moom yàgg na wax dafa ni góor ak jigéen bu nu jegeente waaw bu nu nuyoo dañuy wax nuyoo ëpp na akolaat sax jégg na dayoo ba ci xoolante bi benn sëriñ sax dafa daan wax benn xoolante bi la may ba ci xoolante bi mooy indi rek mooy indi ba ci xool bi sax moo tax ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne dee leen sajj seen xef ndax léeg-léeg nga xool mooy indi xeemem mooy indi bëgg xam nga di jullit benn bët xool bu njëkk bi la moom waaw moomul xool bi ñaar déedéet waaw bu ñaar da nga war a for rek sàcc waaw mais li nga lu ma doon doguma si kii diine lislaam su lu mu wax noonu nan bul ko jege waaw am na benn sëriñ bu doon wax ni nee na jigéen ak góor ñax mu woo ak safara bu jàkkaarloo la nee na ngelaw li mooy seytaane dëgg la mais nag waxuma sax ni dañuy jege mais nit ñi dañuy jaxasoo sax far dañuy saafonte bu baax masha Allah Chérif li mu wax am na solo ñi ni dañuy jegeyante dañuy jaxasoo ba nga xamante ne foog naa ni tey problème yi ñuy am yëpp base bi mooy loolu mooy éducation bi su fekkante ne amoon nañu éducation boo xam ne dinañu permettre jigéen ñi yem fa ñu war a yem góor yi yem fa ñu war a yem foog naa ni ñaar ñu lewantewul duñu jegewoo ba ëmb di ci jot ci cadre boo xamante ne du noonu ba tey ñuy xalaat avortement du dëgg bay xalaat naan nañ ko na doon avortement médicalisé ak avortement clandestin ak yooyu léegi comme li ma doon wax sànq yaa Seyda xam nga dafa mel ni léegi ci yow ni nga wax ak ni Chérif wax leer na position islam mooy xaraam na kenn dagganu la ko quel que soit ëmb bi fu mu jógee moo xam da nga doon fo topp sa bakket moo xam dañ la sàkku ci li la neexul leer na islam nee na daganul loolu nga wax wala waxoo loolu loolu nga wax islam nee na daganul mi ngi noonu léegi bu fekkente ne comme ni ma wax sànq rek parce que man loolu man dama ne problème mu avortement médicalisé bii ñuy wax à l'Assemblée man pour moi c'est un non-sens comme ni ma wax rek avortement yàgg nañ ko accompagner médicalement léegi nag est-ce que kay loi bi dañoo bëgg a flouer nit yi ci li ma jàpp de man sama xalaat rek laay wax dañoo bëgg a flouer nit yi rek est-ce que ñoom lii ñuy bëgg a lewal mooy ubbi nañu buntu fo laa yaakaar parce que bu ñu ne avortement médicalisé c'est permis loolu mooy jigéen ñi xale yu góor yi xale yu jigéen yi dem leen nekk ci lu leen neex bu ngeen paree jox nañ leen moyen pour ngeen dindi ko te dara du leen ci fekk xam nga léegi nag foofu fan lañuy jëm ak loolu waaw soxna Amina loolu doy na waar trop ndax gis nga réew ñi ko jiite ak bépp njiit rekk dafa war a yaraat boppam ba nga xamante ne problème du am ndax li indi problème bi yëpp mooy suñu njiit yi xam nga ñoom ñi nga xamante ne ñoo jiite réew mi d'accord Sénégal pays laïque la d'accord waaye même bu dee diine chrétien sax nanguwu ko nanguwuñ ko
waaw moom la Chérif doon wax diine chrétien. waaw moom daf ci catégorique. te bu dee diine islam sax. ñi ngi dégg ma xool bu fekkente ne yaay ji daf ci naro loru ñu sauver yaay ji. diine chrétien bi sax parce que ñoom bu ñu sañoon gis nga ñun diineel islam. ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci diineel islam gis nga ni ñuy yare suñu njaboot ñoom noonu la ñuy yare seeni njaboot. waaw noonu lañ leen di yare dañoo am uute rek ci téere yi. dëgg la. te borom bi subhanahu wa taala bis bi ne dama koy wax fii suñu téere la reconnaître muy alquran. moo tëj lépp de. waaw parce que dafa am injil zabour tawret furqaan. furqaan boobu nag moom la yàlla reconnaître te loolu dañ koy nangu. mënuñoo fexe yàlla nag wax na ci alquran ni laa nufarriqu bayna ahadim min rusuli mu ne bu leen diingat kenn. waaye nag Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun mooy suñu péete. dëgg la ku nekk sa péete. li yonent bi wax ñun looloo war ñu def ko ñun jullit ñi bokk waaye suñu demee ba benn affaire boo xamante ne dafa xaraam. te ñépp xam nañ ne dafa xaraam en tant que jullit mu taxaw di nangu loolu fan la mën a féete. fan lañ ko mën a féetale bu ñu nee dañ koy daganal te ñu koy daganal ñëpp ay jullit lañ di. moo ma jaaxal. waaw te man nag ba ma ca gëjee dégg sax ba déggee coow li ñu doon ci wax naan dañ koy daganal coow li bari ku nekk génn wax ma ne ci laa ko gëj a dégg xawma sax ba tey ndax ñu ngi ci teg seen tànk wala déet est-ce que dindi wuñ ko sax est-ce que bàyyi wuñ ko sax. ah coow li fayagul de ñu ngi ciy xalaat moo waral waxtaan bi nii tey. waaw ah man de ci sama xalaatu bopp man foogoon naa loolu sax. blâme nañ ko bu yàgg wallaay loolu laa foog parce que bu fekkente ne ñun nee nañ ay jullit lañ. waaw bu dee ñun ay jullit lañ. ñun duñ ko mës a nangu xaw ma nag yeneeni jullit ndax sama waajur bu góor daan na wax naan jullit yombul naan bu ñu nee ñii ay jullit lañ. ñu ne jullikat yee bari. waaye jullit piir mooy taamuruuna bil maaruufi wa tanhawna anil munkar lépp loo xamante ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañu def ko te yàlla jox ko ko rek danga ciy teg sa tànk lépp loo xamante ne nee na lii de bu leen ko def te yàlla jox ko ko mu wax ñu ko rek dañ koy bàyyi ñun loolu mooy suñu yoon ci diinal islaam macha allahu taala lii nga wax nii nag base bi yëpp mooy yar bi rek li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yaral leen ma seeni ndaw bu ñu màggee doon mag ñu tedd gis nga Amina olof nee na ku ñuluk sa ndaw yàq sa mag ku ne li nga def ci sa ndaw rek boo màggee loolu ngay am nañ leen bàyyi xel surtout xale yi nañ leen jàppale bu baax di leen dimbali di leen yar ci biir kër yi di leen dugal ruq mën a kan di leen wax seen démb seen maam di leen wax origine yi ñu jóge di leen wax ñoom ñooy kan ak valeur mag ñi nañ ko fi indi bis saa su nekk bu ko defee loolu xëy na dinañu mën a dimbali ndax ki nga xamante ne yaa ngi koy jàppale li ñu naan ku la abal bët fu ko neex ngay xool waaw il faut ñu jëflanteeg noonu suñu njaboot yi bañ leen a bàyyi rek ci biti yar leen wala internet bi yar leen wala portable yar leen ba nga xamante ne foofu la ñuy gisee éducation ba mën a faa éduqué woo loolu lu doy waar loolu nañ ko bàyyi xel il faut ñu dellusiwaat démb delluwaat ci yar bi yaraat suñu bopp nag ñun mag ñi ndax nag bala ngaa laax jaay dangay laax lekk ba pare mag mi nga xamante ne moo nekk ci biir kër gi na am benn comportement boo xamante ne doom ji dina ko ci mën a xool ba royu ka ca macha allahu taala yar bi dong mooy base bi dëgg la soxna Amina macha allah Chérif foog naa yaa Seyda ba léegi rek wax bi daal benn la nañu yar bu ñu yaree nit ki xam ay valeur am su xamee ay valeur am dina permettre tey jii lépp luy naka sudul noonu mu mën ko moytandiku dina ko moytandiku te soo ko moytandiku laalul jegewul kon tey jii problème bi du posé wu bu ñu amee une jeunesse boo xam ne walla une population boo xamante ne
dañuy topp wax yàlla. mooy bu leen mooy du dëgg bul laal bul jege. façon boobu buñ ko amee. loola lewul ba ko fa. loola lewul ba ko fa. wallaay kon foog naa ni tey ji problème bi du posé wu de Chérif. mbir mi yéeme na de. torop sax ndax am na loo xam ni su diine lislaam su lu ñuy tere mooy. am na benn waa ju doon def ay mbiram doxul mu ñëw si benn sëriñ du sàkk su moom ñaan. sëriñ bi ni ko bindal mooy mu bind mooy mun ko tàllalal maas mu tàllal maas mun ko lu mu lay jox mun ko may mun ko bàyyi mooy rek may dikk. wallaay pour wax ko su teggin ni loolu dafay njëriñ. ku bàyyi mooy may yëkkati la. waaw nga xam ne am na ku doon ñëw wax itam ni ku jubal ku ne. yàlla def si sa jiba. yàlla def si sa jiba. sa poche sa poche macha allah waa jiba. waaw ndax am na ku doon ñëw du sàkkoo si benn sëriñ ñaan pour am mun ko duma la ñaanal dama lay digal. boo jubee rek am fekk si la. parce que mais nag loolu dafa yombul ndax boo déggee ñuy wax wërsëg baax na barke moo ko gën. wërsëg mën nga ko làmb nga daj ko sa poos am nga junne wala ñaari junne. barke nag mën nga bañ yore dara. waaw wante lu borom wërsëg am. mën nga faje say soxla lu ëpp lu borom wërsëg yi mën a faj soxla mën nga ko faj. yàlla day yombal mais loolu tolluwaay la nag. loolu sutura. waaw mais léegi daal man du ma nekk kuy découragé. dama ni bu téeméer nit doon lapp itam. boo si fexee ba muccal si kenn. moo gën téeméer yëpp labandoo. dëgg la na si kenn mucc wala ñaar rek fexeel yow boo sauvé si kenn wala déet. kon nag aussi du nu bàyyi du wax. du nu bàyyi itam du noppali ko mais dañuy wax ni lu jiw ba jeexul jógu fa maanaam pour wane ni cause yi nga xam ne mooy indi ëmb tant que loolu xeexuñu ko waaw de lu yàq ëmb du neex ñu koy saafara dëgg wax jaa ngi noonu Chérif coow gi yëpp mu ngi noonu est-ce que xam nga ñun dañuy parce que ñun dañuy jéem a faj mbir mu am ñu ne dañ koy jéem a faj conséquence la ñuy xeex te waroo xeex conséquence cause yi nga war a xeex lu indi loolu bul xeex lu xew dëgg la da ngay xeex lu indi loolu lu ko indi loolu boo ko xeexee dootoo xeexati lu xew dara du xewate ba nga koy xeex dëgg la waar léegi nag société sénégalaise xeex bi daa bari façon dem li mbir yëpp benn buum moo leen ñoddi boo ñoddee ñëpp ñëwandoo ñëpp topp la barki dem rek maa ngi laaj sama benn jigéen du ko laaj waa affaire mbay njëkk fu mu toll mun ma léegi de 1 million daal fal mooy daanaka dam na la ñun la ceeb fu mu toll ceebu nangam fu mu toll marché bi ñun la 400 francs 1 million la te nee na am na ñuy xeeb 2 millions 500 mille ak ay parure ñu leen ko yóbbul ñuy xeex léegi ay 10 millions la ñuy joxe ci 6 ay 10 millions ba pare nag du ko fësal ak ay jaaro jama ba nga xam ne ku nu joxul loolu am na koo xam ne sax booy nuyoo du may 50 000 wala ay 10 000 francs wala ay 100 000 sax dañu kii daa yebaate wala dañ lay reer yow gannaaw loolu nag option la rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nee na ñaan na yàlla suñu borom te du ñaan lu yàlla du delloo que la gën a néew can gën la barkeel sëy yow nag mu ngi dépendre nag yow ndax da ngaa bëgg mariage bu neex te xumb wala da ngaa bëgg sëy bu barkeel option la rek nit ñi nag te benn añu tey warul yàq sa fukk añu ëllëg wallaahi man te olof nee nañu lu ëpp añ mën naa yàq añ dëgg la man sama añ bu ne 1000 francs la ñun ma kaay jël 10 000 francs ma bàyyi fa añ ba dem jëli 10 000 francs dëgg la mais nag nit ñi sóoratunu ëllëg teew mi teew la ñuy dund fu mu nekk nii lu ñuy jar kooku moom feebar général la xale yi nii koo si ni xaar ma ñëw boo ñëwee doo ko fa fekk dañu yàkkamti dañu judd léegi dañu yàkkamti màgg léegi tekki léegi ak te lu yaay Seydaa di wax itam dafa am ñoo xam ne ay mag lan dañ noor ñu nekk modèle dem juróom benn fukk at ba juróom ñaar fukk at ñoo la gën a bëgg àddina boo leen gisee ñu solo ba toog rek da ngay yaakaar ni ñoom ñu ngi soog ak kii te loolu am ñu si sax dun la sax ma am masla boo amulee personnalité nag personnalité mooy bu lijjanti lu la nit ñi xoole yow lijjantil na la yàlla gise nangul nekk dofu nit ñi
nekk nitu yàlla. nekk nitu yàlla wallaay. option la rek nag. wallaay. te loolu itam personnalité la laaj. dëgg la. waaw boo nekkee su léegi lu jub da nga siy wéet. yow yaa ki tardé. am na foo xam ne sax yenn société bu ñu xamee ni kii daa jub boo ñëwee sax bu ñëpp doon wax dañuy noppi parce que da nga yàq seen affaire. da nga yàq seen lees. da nga yàq seen kii da yàq suñu loolu. Chérif macha allah xam naa ni moom macha allah thème bi buñ koy wax. dafay ëmb lu bari. waaw parce que fi muy jógee jàngale bi moo sore. ba nga xamante ne lu bari daf ciy mën a day ëmb lu bari. xam nga ma jële fu sore noonu lu tax ma jële fu sore noonu. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni booy yaa ngi tàmbalee yar sa doom ba nga koy tànnali yaay jur bu ko jur ji ëllëg. dëgg la moo tax man ma jële ko fu sore. tout à fait. mais nag. mais comme du ñu mën a jeexal lépp. te waxtu bi daanaka dab nañu. waaw Chérif dama lay bàyyi nga tàggoo. waaw avortement moom. avortement médicalisé ak avortement rek bu si yem daal diine l'islam dafa ni faat bakkan la. waaw faat bakkan nag su loo xam ne yow yaa ko tey. moom ak ku juddu ak ku dee moyam. te léegi su waxtaanu benn kilifa États-Unis dem nañu ba nga xam ni su xam-xam xarala yi dem nañ ba gis ni. loolu nga xam ni mu ngi nekk si biiru ndey ba mu amee ñeent fukk guddi ak ñaar. buñ koy defee ay électrocardiogramme. gis na ni mu ngi am lu yëngu. kon bakkan mu ngi si. bakkan mu ngi si. kon bakkan mu ngi si. kon boo rey nga ruu. bakkan du kii de du dogu yàpp de. dëgg la ruu la. bakkan mooy luy dund. waaw. donc doo ko natt su lu mu tollook nangam. bu tàmbalee kii rek mu ngi dund. dëgg la kon nag ñun de diine l'islam moom amul 2 poids 2 mesures c'est tout ou rien da nga siy tënku. nga xam ni loolu la. amul juróom ponk yi lii laa si def bàyyi si bii. lan mu wax yëpp daal. da nga siy tënku ndax suñu borom bi nga xam ne moo sàkk doomu aadama xam mode d'emploi am xam notice am. la sa baax ak la say yàqu kaka defar moo ko gën a xam. boo bëggee jàmm daal. nga jëm si tënku daal. mën na am moo la gën a muccloo. yow julli te itam moo lay indil jàmm. wallaay Chérif jërëjëf ci leeral yi ñu indil tey ci avortement médicalisé bi nga xamante ne ñi ngi ko doon waxtaanee macha allah Chérif saa su ne moom li muy wax daf koy teg ci xam-xam. moo tax nag dinañu gindi lu bari. xanaa rek ma fàttali numéro commercialu Malikia TV. ku ci bëgg a jokkoo rek ngir sa li ngay jaay gën a jar wala sa société wala say mbir gën a fës ñëwal rek nga wooñu ci 33 832 66 44 77 608 65 81 ma baamtuwaat ko 33 832 66 44 77 608 65 81 soxna Aïda ma jox la kàddu nga wax say baat yu mujj ci émission bi. macha allahu taala xanaa ñu gën a góorgóorlu rek surtout ñun ñi nga xamante ne ñooy yarkat yi ci biir kër yi di yaay yi ñu saytuwaat njaboot gi dimbali leen jàppale leen surtout njaboot gu jigéen gu ndaw gi di leen xool di leen jàppale pare nag di leen ñaanal yàlla te it ñi nga xamante ne ñooy ay responsabilité nekk ci biir kër yi ñu jéem a defaruwaat toogaat ruq mën a kan delluwaat xàmmee soxna si xàmmee njaboot gi te tënku ci diineel islam bi nga xamante ne moom la yàlla jox sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp may nuyu rek sama réalisatrice bu bees bi di Alaaji Makhtar Fall di doom ci Alaaji Idrissa Diop maa ngi nuyu waa majlisul charx yëpp rawatina suñu papa Abdou Karim Ndiaye ak ñoom Binta Ndongo yaay daara ak yaayam Aminata Samb di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd bu ànd ak wér gu yaram di nuyu rek ndeysaan sama xarit bee nekk ca impôt domaine di Anta Mbuubeen bi bëgg ceeb yàlla na yàlla dolli sa wér ak sa jàmm bi jaay alquran di nuyu sama rakk Fat Bintu Mbaay Mbuuba Mbaay ak waa kër Adja Binta Thiaw xale yi jàppale Adja Binta Thiaw ca daara ja yàlla na leen yàlla dëgëral te suturaal Adja mu am fan bu gudd bu ànd ak wér-gu-yaram di nuyu sama xarit nag Seyda Fat Bintu Diop di ko ñaanal wér-gu-yaram di ko ñaanal gudd fan yàlla na fi yàgg te wér ci darajee alquran di nuyu mboolem ku safoo seen télévision Malikia TV di nuyu ndeysaan madame Sy suñu secrétaire bu baax bi ak Alaaji Makhtar Ndiaye
te PDG Malikia TV di ñaan Malikia yàlla na jëm ca kaw a kaw nëzër yiñ ci am ak yéene biñ ci am yàlla na ko yàlla mottali ci barke maam Cheikh Sidil Hadj Malick miñ ko tuddee wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam ni ko Chérif di waxee rek yaa Sayda bu nuyoo yóbbaale la waaye bu tàggatoo itam yóbbaale la nag moom macha allah du fàtte kenn waaye xanaa rek di leen fàttali yéen ñi doon seetaan ñu doon waxtaanee tey avortement médicalisé ñu wax ne que dëkk buñ ko bëggee defar bu ñu xool conséquences yi ñu ne dañ koy utal saafara nañu xool lan mooy cause yi yaa Sayda wax na ko nañu yaraat sunu bopp ñun muy mag ñi muy jigéen ñi muy xale yi nañu yaraat sunu bopp. tënkuwaat ci islam tënkuwaat ci diine nag mu diine islam comme diine chrétienne kenn ci ñoom bugg ci li ñuy wax avortement kon bokk nañu yaraat suñu bopp xoolaat suñu bopp téyewaat suñu bopp ba nga xamante ne li yàlla di tere dañ koy sori bu ko defee lu neexul yàlla duñu ci dal bañ koy wutal solution kon boog lii lañ leen indiloon tey ci seen biir émission jamonoy tey di am yaakaar ne que amaloon na leen njëriñ di leen jox rek daje incha allah ci yeneen i sujet ci yeneen i ay bés kon asalaamualeykum wa rahmatullah waaye du ma pare yaa Sayda te waxuma it ki jaaraat fii fan yi nag moom macha allah dama ñibbi dëkk ba rek tabarkalla moom tam war nga kon ko yaa Sayda mi ngi fii mu am ak yow nu mu jaar def ci waar mu am nu mu def ak man kooku ñu ngi koy wax madame Sow Allah sama mag ju baax ja macha allah nekk fële ci Ouest Foire ci boutique Al Haramayni mint waaw kay Al Haramayni mint Dabakh macha allah xaaral ma arabal ko Al Haramayni mint Dabakh moom nag numéro téléphone bi di 33 820 62 77 77 642 39 15 33 820 62 77 77 642 39 15 kooku mooy boutique Al Haramayni mint Dabakh fële ca Ouest Foire dem leen fa mu jox leen ci yu yanji yi gis ngeen macha allah ñaari fan yi ni ma ñibbee Fès. macha allah. kon mbokk yi nuyu nañ leen di leen wax rek incha allah beneen yoon ci beneen émission.